asalaamaaleykum mbokki xarit ñu sinaan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñuy dalal nag kenn rek ci ndaw département Thiès dëkk ci commune bu Thiénaba di Ousseynou Ngom. Ousseynou nekk kenn rek ki nga xamante ne ñëpp gis nañ taxawaayam ci parti APR mais également ci mouvement des élèves et étudiants républicains bi nga xamante ne maire moom mi Ousseynou Ngom ñu nekkoon ci di si yëngu tey moom mooy suñu gan ci émission bi nga xamante ne rek dañuy càmbar mboolem li nga xam ne ay xew-xew la yu fi xewoon wala yu fi waaj a xew Ousseynou dañ lay bàyyi nga nuyoo ak mbokki xarit ñi seetaan. salaamaaleykum askan wi ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziara waaw di kontaan bu baax ci dalal bi nga xam ne dalal nañu ko ci émission homme politique waaw Ousseynou Ngom la dëkk commune Thiénaba di responsable politique ci département bu Thiès jiite ndaw ñi nga xam ni ñooy jàppale président de la république ci département Thiès fare ci côté étudiants yi waaw. alors tey Ousseynou bu ñuy wax sa cursus scolaire moom lañ bëggoon nga wax ñu ak kan mooy Ousseynou Ngom. waaw Ousseynou Ngom nag xale la boo xamante ni moo ngi juddoo ci Ngomeen Balla village bu Ngomeen Balla foofu mooy village nataalam jàngee ci école élémentaire bu Ngomeen Balla jóge fa am entrée en sixième jàngee ci seemu Thiénaba ba mu fa amee BFM mu ñëw jàngee lycée Ahmadou Ndak Seck en 2012 la am bagam ñëw intégré université Cheikh Anta Diop bu Dakar en même temps nekk étudiant en licence ci département géographie ci faculté des lettres et sciences humaines waaw di yëngatu nag ci wàllu politique fare ci parti bu ñuy wax APR. doon coordonnateur maire départemental bu Thiès en même temps doon membre maire national. alors Ousseynou ñu bëgg nga wax ni lan moo tax nga dugg ci politique. waaw li tax ma dugg ci politique nag mooy ñun danoo doon ay ndaw yoo xamante ni danoo war a contribuer wu ci développement. sunu réew mais plus particulièrement développement boo xamante ni dañ koy commencer ci sunu localité yi te politique mënuñu ko wax sans jeunesse parce que ñun comme li ñu wax rek politique mooy li nga xam ne mooy l'art de bien gérer la cité te ñun it dañoo war a contribuer wu ci développement boobu moo tax ñu ni lépp loo xamante ni kat lu jëm ci wàllu développement la lu jëm ci wàllu xam-xam la ñun dañ cee war a participer ci sunum réew. loolu moo ñu dugal nag ci politique ci loolu nag ñoo ngi remercier sama benn grand frère boo xamante ni man naan la ci moom sax moo ma gën a jox amour politique muy Ahmadan Ngom ak sama benn sœur bu ñuy wax Yande Diop waaw ñooñu wax dëgg yàlla bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ma intégré ci wàllu politique. alors très bien mu mel ni yéen a ngi nekk ci biir APR di liggéey nekk ay étudiants tey bu ñuy wax ci jafe-jafe. tey ci wàllu université maanaam étudiants yi jafe-jafe ñuy jànkonteel parce que bëri na ñuy wax ñu ne ñun suñu commune yi dëkk suñu maire dañoo bàyyi ginnaaw parce que am na subvention yoo xam ne war nañu koo jox pour rek mettre ñu à l'aise est-ce que yéen commune bu Thiénaba étudiants yi ñu ngi jànkonte jafe-jafe yooyu ci université yi nekk ci biir Sénégal. waaw question boobu wax dëgg yàlla dama ci sawar pour répondre ci parce que man dama jiite woon étudiants yi nga xam ni ñoo nekk dëkkee ci commune Thiénaba te ku wax université Anta Diop wax ay problème parce que étudiants yi fay nekk dañuy am problème yu bari yoo xamante ni moom nañ koy jànkonteel bi ci njëkk mooy volet social bi ku ne xam ne université Anta Diop dëkkuwaay la boo xamante ni boo fa dikkee sa problème majeur mooy problème mu dëkkuwaay ci côté social boobu nag étudiants yi bu ñu dikkee duñ am foo xamante ni fa la ñuy loger université Anta Diop mooy problème bi njëkk bi ci des mooy problème mu restauration bi ci des nag mooy problème bi nga xam ne mooy problème mu documentation ñun nag ci côté boobu wax dëgg yàlla sunu maire bi nga xam ne moo nekk Thiénaba di monsieur le maire Talla Diagne ñun wax dëgg yàlla jàppale nañu ci bu baax a baax parce que au début bi fi yeneen ñi fi jiitu woon. ay PCR ñooñu musuñu accorder subvention étudiants yi ci monsieur le maire dong lan musee am subvention boo xamante ni buñ ko dee lim dañuy lim ay millions. yaakaar naa ni mëtagul sax altine bi passé la jëlaat subvention bu takk boo xamante ni presque buñ ko xoolee lim def lépp mat na valeur 3 millions mu ñëw jox ko étudiants yi pour ay affaire dëkkuwaay ak yooyu ak yeneen yoo xamante ni dina ko jàppale étudiants yi ci suuf lu jëmee ci wàllu restauration jënd ay ticket di ko jox étudiants yi en même temps di xool étudiants yi nga xam ne amuñu inscription ñu ñëw ca moom di ko diis mu leen di fayal seen i inscription ak étudiants yi nga xam ni des fois dañuy bëgg ut ay préinscription monsieur le maire aussi da leen di jàppale ci loolu
dina jàppale aussi étudiants yi ci wàllu formation professionnelle parce que am na étudiants yoo xamante ni dañuy dem ba mënatunoo suivre formation à l'université wala ñu dem ba jàng fa seenu jàng matul ñu ne kat dañoo bëgg intégrer formation professionnelle monsieur le maire day jël ay bourses di ko may étudiants yooyu pour ñu mën a continuer seenu jàng ñu koy sant bu baax ci loolu di ko wax ni vraiment ñun étudiants yi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom bu baax a baax defal nañu loo xamante ni kenn mësuñu koo defal te ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët loo xamante ni la aussi amul benn étudiant boo xamante ni ñime naa taxaw pour démentir ko wala benn koo xamante ni dëkk nga ci commune Thiénaba teg nga ci sa bët problème yi ñu daan jànkonteel yëpp wax dëgg yàlla saafaraal nañu ko ba wax ñun amatuñ mën naa daal problème amatuñ ko daal boo xamante ni lu jëmee ci wàllu volet social bi ak volet pédagogique bi. alors très bien tey Thiénaba bu ñu koy xool bëri na ay école yi fa nekk bëri na tamit ay maanaam école primaire et puis CM a ngi fa ak li nga xamante ne mooy lycée mais tey suñuy wax tey est-ce que yéen ñi nga xamante ne yéen a nekkee Thiénaba am ngeen ay jafe-jafe parce que ñu bëri dañuy wax ay abri provisoire ci biir dëkk bi wala boog ñu wax ni sax ci wàllu li nga xamante rek mooy ay dotation ci wàllu fourniture ak i ni mel est-ce que jafe-jafe yooyu maire est-ce que mu ngi ci teg loxoom. waaw loolu aussi danaa ci sawar parce que tout récemment bi ñuy def kiiwu ARD bi man damaa bokkoon ci éléments yi nga xam ñoo wàccoon sur le terrain pour saytu yu mel noonu lu demee ci wàllu abri provisoire yi ak yu demee ci wàllu personnel yi nga xam te ñoo nekk ci école yeeg yooyu noonu. boo xoolee ne ñun suñu école yi foofu noonu wàllu abri provisoire bareetu fa parce que man mi dama bokkoon ci ñi nga xam ni ñoo doon def kii bi nga xam ni ñoo doon saytu loolu mbir moomu noonu. école yi nga xam ne amoon nañ fa abri provisoire monsieur le maire am na lu bëri loo xam te ni contribué na ko ca parce que boo demee lu demee ni ci seemu Thiénaba amoon nañ ay salle yoo xam ne dafa manqué woon ñoom it aussi waxtaan nañ ci ak monsieur le maire gisatuñ fay abri provisoire ci lycée bi école élémentaire bi amul ak abri provisoire yeneen village yi nga xam ni ñooy door a am école. mën naan ci buñ ko dee lim mooy ay ñetti village la ñuy lim wala ñaar yoo xamante ni ñoo fa am abri provisoire ya ca des yëpp wax dëgg yàlla lam ca war a def moo ngi ko cay def côté aussi fourniture yeeg yooyu noonu dotation yi yaakaar naa ne ñun commune Thiénaba ñooy bokk ci ñi nga xam ni ñooy njëkk a jot loolu parce que monsieur le maire saa bu ñëwee buñ dégager budget pare rek yaakaar naa ne loolu moom immédiatement buy école di tijji rek école yi dinañ jot seen i fourniture ba nga xam ne ñoom dinañ comme li président di wax naa ubbi li ministre bi di wax naa ubbi tey jàng tey ñun commune Thiénaba loolu dañ koy respecté te loolu lépp ci ndimbalu monsieur le maire la parce que lépp balaa école tijji lépp dina ko mettre en place pour que njàng mi bañ a am sooxe ci côté boobu noonu. alors mu mel ni rek semaine nationale de la jeunesse wala boog quinzaine nationale de la jeunesse gis nañu monsieur le maire di def ay jéego yu bëri ba ci 4 avril sax gis nañ ay innovation yoo xamante ni rek pour ndaw ñi gën a xam seen bopp gën a xam seen cosaan li ni mel Ousseynou la nga ciy àddu. waaw loolu aussi man maa ngi koy rafetlu bu baax parce que di commencer ci semaine nationale de la jeunesse bi nga xam ni moom la ñu weesu nga xam ne man mi bokkoon naa ci délégation bi nga xam délégation départementale bi nga xam ne moo teewaloon département Thiès fële ca Dakar ci loolu aussi gis nañ jàppale yu bari yoo xamante ni am na ay autorités yu ko def ñu ne sunu maire aussi ban nee ko dañuy dem foofu noonu ci délégation bi jox nañu ay jumtukaay yoo xamante ni dem nañ foofu représenter fa dignement sunu département. côté at 4 avril bet yaakaar naa ni 4 avril bi am Thiénaba ren jii ku ci nekk gis na ci sa bopp moom moo def que rassembler tey ji couche yëpp ñu ñëw défiler ndoo ensemble. feete tey jii fête de l'indépendance ensemble amul xiiroo amul ŋaayoo ñëpp gis seen bopp ñëpp rafetloo amul couche boo xamante ni tey jii bàyyi na la ci 4 avril bi loolu aussi ku xam monsieur le maire rek xam ni moom day boole moom du xaajale day boole moo tax défilé bu mel nii ren ji yaakaar naa ne boo wóoroon ci Sénégal défilé bu fête ak indépendance bi am commune Thiénaba amul ci benn commune loolu aussi ñoo ngi ko ci remercier bu baax di ko wax ni ko kat njiit noonu la boo yoree buñ la jiitalee da ngaa war di boole te lépp luy xaajale nga moytu ko loolu moom wax dëgg yàlla ñoo ngi ko ci sant di ko ci gërëm. alors très bien Ousseynou maire bi nga xam ne mooy mouvement élèves et étudiants républicains fan la toll ci wàllu activité ci wàllu animation rek ci commune bu Thiénaba fan ngeen toll. waaw maire nag mouvement élèves et étudiants républicains bu département Thiès ku ne gis nañ ñun taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci côté politique parce que li ma la doon wax rek tout récemment activité bi nga xam ni moom lañ mujjee génn ci wàllu élection muy élection législative bi gis nañ taxawaayu maire départemental ni mu ci taxawee yaakaar naa ni bi ñuy lancé campagne boo xam bi ñuy lancé sunu campagne bi fële espace jeune lan ko lancé woo nañ fa woon 1000 jeunes yoo xamante ni ñëwoon nañ teewe loolu noonu ñu leen di sensibiliser
wax dëgg yàlla ci côté inscription ci liste électorale yi di leen jàppale ci inscription yi bu baax a baax a baax ci suñu côté localité yëpp ñu am fa ay représentants yoo xam ne maire département am na fa ay représentants boo xam te ni commune bu ci nekk rek ñooñu ñooy doxal loolu jàppale nit ñi ci wàllu inscription bi di leen sensibiliser aussi que ñu teel a ut ay kayit parce que mënoo voter sans nga am ay kayit côté ab parti bi aussi ñuy xool fi nga xam ne tey jii département Thiès am na fa problème maire départemental dafay ànd ak autorités yi ñu ànd fa ak ñoom sensibiliser ci côté jeunesse bi yaakaar naa ne am na autorités yu bëri yoo xamante ni sollicité woon nañ ñu ci élection yi yéen journalistes yi teg ngeen ci seen bët ñuy ànd ak ñoom di wàccandoo ci terrain bi di def ay campagne yoo xam ne ay porte à porte di sensibiliser askan wi ci li nga xam ne mooy réalisation président de la république parce que président de la république ñu ci askan wi am na ñu bëri dañ koo umpale mais suñ xamee ay réalisation xam mébétam ci réew mi yaakaar naa ni koo ko wax rek day daal di d'accord moo tax ñu ni kat ndegam ay ndaw lan ñun ñoo war a sol suñu dàll wàcce ci askan wi def ay porte à porte sensibiliser askan wi yépp mais nag miser wu ci côté jeunesse bi parce que ay élection mënoo ko remporter sans la jeunesse loolu aussi maire départemental bi yaakaar naa ni am na ci jéego yu bari yoo xamante ni moo ngi ko ci doon doxal beneen côté bet mooy ci côté université yi def nan ay caravane ci université yi dugg ci fu mel ni université bu Thiès dem nañ fa waxtaan fa ak étudiants yi dem nañ aussi université Dakar bi nga xam ne aussi boo xoolee ci côté département Thiès ñu ci bëri fa lañ féete ñu def fa ay panel sensibiliser leen waxtaan fa ak ñoom ñaax leen aussi que ñu gën a jàpp ci parti bi ñoom ñëpp nag boole côté étudiants yi li leen gën a sawarloo nag ci parti bi mooy réalisation yi nga xamante ji président def na ko ci wàllu éducation wàllu enseignement supérieur parce que créé na ay universités yoo xamante ni étudiants yi ñoo ngi koy dem ay universités yu bees la yoo xamante ni ay université de l'avenir fu mel ni université yu pétrole ak yu gaz yi nga xamante ji ñoom ñooy porter métier de l'avenir yi yooyu aussi étudiants yi teg nañ ci seen bët ci régime président Macky Sall aussi ci lañ gisee ni étudiant bu am bac ñu lay orienté ci université privée yi état di la prendre en charge di la fayal loolu ci régime président Macky Sall lañ ko gisee tout récemment boo gisee lancé na benn école boo xam ñu koy waxee école entreprise boo xam te ni 300 jeunes yaakaar naa ni moom lañ recruter pour former leen ci wàllu école ak entreprise loolu aussi lancement bi yaakaar naa ni keroog rek la ko def la leen recevoir palais def lancement boobu muy lu am solo ci côté enseignement beet gis nañ yeneen université yoo xamante ni tabax na ko ci localité boo gis bu dee Thiès am na fa Ziguinchor am nañ fa yeneen université yoo xam ne taxawal nañ ko université Sine Saloum bi yëpp président def ko parce que dafa bëgg gox bu ci nekk localité bu ci nekk la ñuy dund ñu koy jàngale foofu bu demee ni localité bu ci nekk la ngay dund bu dee Thiès la lu jëm ci wàllu raay bi ñu koy jàngale ci université parce que bu étudiants yi génnee foofu mën a am ci métier yi nga xam te ni moo nekk seen localité bu ko defee Dakar dinañ ko désengorger étudiants yi dinañ mën di jóge seen i localité yam seen localité jàngee foofu noonu. très bien ci wàllu coalition Benno Bokk Yaakaar ci Thiénaba tey gis nañu collaborateurs yu maire yëpp dañu nekk nit ñi nga xamante ne dañuy ànd ak le maire Talla Diagne waa PS ñu ngi fa ñoom Adama Diop gis nañu tamit waa réew mi mais ñooñu sax def nañ alliance muy Tanor ak ñeneen est-ce que tey coalition bi dëgër na ci Thiénaba. waaw ñun yaakaar naa bu dee coalition Benno Bokk Yaakaar Thiénaba ñun buñ tëddee sunu xel day dal ci côté boobu nag ñoo ngi remercier Tanor Diagne mi nga xam ni moom mujjee ñëw te jugee ci réew mi ak sunu tonton Adama Diop mi nga xam ni moom moo ngi ci ginnaaw monsieur le maire di ko jàppale bu baax yaakaar naa ni ñooñu buñ leen limee ñu ni ñoom ñëpp ñoo ngi ànd ak monsieur le maire loolu rek day firndeel liggéey bu rafet bi nga xam ni monsieur le maire moo ngi koy def ci commune Thiénaba parce que nit ki du ñëw di ànd ak yow ci liggéey boo xamante ni rafetul wala liggéey boo xamante ni vraiment que bu ko askan wi gisee ñoom kat dañ koy ñaawlu moo tax ñoom ñëpp bi ñu ko gisee ñoo xam ne bu kat ñoom intérêt yi commune bi moo leen ñor ñu ni kat nanu dem bootu ci ginnaaw monsieur le maire pour jàppale ko pour jëmale sunu gox bi ca kanam loolu nag ñun coalition Benno Bokk Yaakaar bu Thiénaba nag yaakaar naa ne mooy coalition bi nga xam ni moo gën a dëgër moo gën a suudewu ci département wu Thiès te ñi ko jiite ñëpp ku ne xam na ni ñu xarañ leen ci wàllu politique ñoo xamante ni vraiment askan wi moo leen ñor commune Thiénaba moo leen ñor kon ñooñu suñu booloo autour de l'essentiel derrière comme ñëpp ñoom booloo derrière nekk ci ginnaaw monsieur le maire loolu ñun dañ koy rafetlu bu baax en tant que jeune di ko rafetlu parce que ñun it war nañ ni ñun jeunesse bi que ñun politique du xaajaloo du xiiroo ŋaayoo mais lépp loo xam ne rek
day defar wala luy boole la ñoom wax dëgg yàlla war nañ yoon woowu ñu leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di rafetlu bu baax aussi acte boobu nga xam ne ñoom ñëpp ñoom lañ ko def waaw. alors très bien bu ñuy wax te projet Ila Touba gis nañ Ila Touba bi mu xottee Thiénaba dugg rek bëri na ay projet yu dugg ci Thiénaba lu ci mel ni zone spéciale bi mais également Youssou Mbargane ak village yi nekk foofu est-ce que tey autoroute Ila Touba bi mu ngi valoriser village yooyu est-ce que yéen a ngi commencé gis impact yi. waaw loolu aussi muy lu am solo bokk ci PSE ndax bu nee PSE mooy li nga xam plan Sénégal émergent bu nee plan Sénégal émergent nag émergence dafa war a commencer ci suuf door a jëm ci kaw loolu la président teel a xam moo tax bu Ila Touba bi mu jaaree commune Thiénaba jaar na ci ay villages yoo xamante ni kenn mosu leen a dégg suuf sa fa nekkoon aussi mosuñoo am valeur ci leen gisee bi Ila Touba bi jaaree foofu noonu ñu gis partenaires yi commencé ñëw di gën di bëgg sunu suuf si mu ñu nekk ci zone boo xamante ni zone bu opérationnelle la que suuf boobu noonu day am valeur que dina permettre ji promoteurs yi nga xam ne ñëpp suuf boobu da leen di gënal ba nga xam ne suñu fi produire dinañ am foo xamante ni mooy yoon woo xamante ni dañ fa mën a jaar pour évacuer seen i produits kon Ila Touba boobu noonu am na solo bu baax parce que valoriser na village yi nga xam ni moom la jaar valoriser na aussi commune Thiénaba valoriser na en même temps aussi suuf si nga xam ni tey jii mooy suufu Thiénaba parce que comme ni nga ko waxee rek am nañ fa benn projet boo xam ne moo fa njëkk a implanté wu muy projet Youssou Mbargane bi Fadema gis nañ projet boobu ba mu fi implanté wu ba léegi ni côté emploi surtout ci côté jigéen ñi gis nañ bu baax moom la nga xam ne moom la cay contribué wu bi ci des nag aussi mooy bi nga xam ne mooy projet bi nga xam ne moom la ñëpp doon xaar mu agsi muy ZIZIT bi zone économique spéciale intégrée bu Thiénaba bi nga xam ni président de la République ak le promoteur Babacar Fall danoo inspiré wu ci modèle de développement économique bi nga xam ne pays développé yëpp moom ci modèle de développement boobu ci leen sukkandiku pour développer président de la République sukkandiku ci loolu andi ko parce que boo xoolee ci zone économique yi boo demee réew mel ni Allemagne moom lan am pour développer réew mel ni Japon moom lan am pour développer président de la République aussi gis lu mel noonu gis benn promoteur boo xamante ni andi na ko ci Sénégal mu jàppale ko pour mu am ñun nag mu doon fierté ci ñun ba nga xam ni zone économique ba mu amee ci suñu commune ñu koy rafetlu bu baax parce que dina contribuer wu ci wàllu emploi dina valoriser aussi suuf bi nga xam ne tey jii moo fa nekk dinañu permettre tey jii zone bi nga xam ne fa la nekk dafa enclavé wu dina permettre tey jii ñu désenclavé ko dina permettre aussi ñu am accès aux soins yi nga xam ne tey jii par exemple aux services sociaux comme ça services sociaux yi nga xam de base yi lu mel ni affaire piste rurale yeeg lu mel ni affaire domaine santé bi lu demee ni ay poste de santé côté école yeeg aussi projet bi aussi dañ ci apporter lu bare côté emploi bi nag muy doon loo xamante ni ñun wax dëgg yàlla en tant que jeune dañ koy rafetlu boo gisee tey ji projet bi ñun ñu ko rafetlu ko dëgg mooy côté emploi bi parce que ku xam ñun danoo nekk ci zone bi nga xam ne mooy zone rurale côté emploi ba dafa suuxee foofu noonu kon bu ñu gisee tey ji projet boo xam dafay ñëw di générer emploi yu toll noonu yaakaar naa ni ñun ci boppam dañ ko war a porter combat boobu pour que projet boobu am ñuy rafetlu bu baax monsieur le maire ci xel mi nga xam te ji am na ko pour jël projet boobu noonu andil ñu ko ñun jeunesse bi ñoo ngi ko ci sant di ko ci gërëm bu baax a baax mais nag am na loo xam ne ñoo ngi koy rappelé mooy Ila Touba bi am na solo bu baax mais ñu ci bëri aussi danoo sóoraalewul ni dafa am na ay petite formation yoo xamante ni moom la romb muy village yi ñoo ne aussi nañ leen prendre en compte parce que autoroute Ila Touba bi dañ ko indi pour mu désenclaver dañ ko indi aussi pour que mu yombal dem bi ak dikk bi kon it war na noo sóoraale village yi nga xam ne ñoo jege autoroute bi des fois pour ñu defal leen ay pont yoo xamante ni ñoom village yi dinañ ci mën di jaar defal leen aussi ay passerelles yoo xamante ni askan bi aussi dinañ ci mën a jaar parce que fi mu romb fépp boo xoolee zone sylvopastorale la zone boo xamante ni zone maraîchère la production bi dafa am solo kon it nañ tenir compte ci loolu que jàppale askan wi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee ci côté gox yooyu pour utal leen ay piste yu baree parce que piste yi nag am na mais ñoo ngi ñaan président de la République pour mu gën a xoolaat dossier boobu ñaan ko mu ñu yokku piste yi nga xamante ni moo ajoo ci autoroute Ila Touba bi parce que village wax dëgg yàlla soxla nañ ko bu baax benn problème boobu dong la am mais bu dul loolu wax dëgg yàlla ñun moom luy rafetlu la bu baax a baax.
alors très bien xam naa aussi dinañ ci wax tey wàllu parrainage moom mooy coow li tey opposition bi ñëpp a ngi ciy wax naan parrainage bi Macky li muy def c'est antidémocratique parce que war xaar ba léegi mu koy def ñenn ñi ne non liste yi ñoo bëri woon ci élection législative yi ñu génn muy 47 listes tey parrainage bu ñu koy xool rek mooy xool ni kii dem sénégalais yi xam nañ ko maanaam candidat biy posé candidature pour laaj réew mi sénégalais yi xam nañ ko. waaw loolu yaakaar naa ni bu nee du démocratie kon ñoom dañoo xamul lan mooy démocratie parce que démocratie mooy li nga xam ni ñi ëpp ci askan wi ñoom rafetlu nañ ko te parrainage boobu noonu ñoom opposition bu ñu ko rafetluwul c'est parce que ñoom dañoo parewul parce que li président wax loolu dafa leer que ki nga xam ni candidat bi nga xam ne dafay dem que askan wi war koo xam loolu dafa yenu maana parce que ñun suñu réew mi aussi mënuñu koo dénk ñoo xamante ni ñooñu miinuñu leen parce que ku ci nekk am na ci loo xamante ni moom nga yëngatu ñun askan wi dañ ko war a xam bala ngaa laaj baatu réew mi kon nag loolu noonu ñun dañ koy rafetlu opposition bi nag même président de la République lu mu def su ni woon sax bu jëloon Sénégal def ko ba mu mel ni États-Unis téewul ñoom dinañ am ay critiques yoo xamante ni dinañ ko ci def kon nag li naan moom ki nga xam ni moom ki nga xam ni moo lay opposé du xool lu rafet li nga xamante ni moom ngay def mais day xool lu rafet aussi lu ñaaw rek la koy gisee yaakaar naa ni ñoom parrainage bu dee ñoom ay démocrate dëgg leen rek loolu dañ ko war a rafetlu parce que askanu Sénégal dafa jot ci ni yeneen réew yi doxalee ñu doxalee ne que kuy laaj baatu askan wi ñu xam yow yaay kan foo jugee ak ki lan ngay yëngatu loolu yaakaar naa ne lu baax la te liste yi aussi lu mu bari aussi loolu ñun même réew mooy doxee noonu démocratie bu avancé moo indi loolu démocratie bu avancé aussi moo indi parrainage yooyu kon it nan fexe ba loolu noonu ñoo ngi ñaan que loi boobu bu demee assemblée nationale ñu voté ko à l'unanimité parce que ñun askan wi loolu lañ soxla que képp koo xam ne yaa ngi jël sunum réew ñu xam ci lan nga yëngatu yaay kan sénégalais xam na bu baax a baax ñun loolu ñoo ngi koy rafet lu baax. alors Ousseynou lan ngay àddu ci ñi nga xamante ne dañu dëkkee Thiénaba naam mën naa am ànduñu ak maire bi wala ñu ni mel peut-être dañoo nekk ci opposition projet yu bëri dégg nañ maire di wax ni buy ñëw rek Thiénaba day am ñuy jël presse bi dem di wax di yuuxu pour rek ëlëmal xelu askan wi ñooñu lan nga leen di wax. waaw mooy ñi nga xam ne rek seeni intérêt personnel moo leen ñor parce que boo nekkee ci commune yaakaar naa da ngaa war a jiital intérêt général. que bul jiitale intérêt personnel intérêt crypto personnel wala ay intérêt politique bu mu tax nit ki su ëndee lu baax yow nga taxaw fële di ko contre loolu ñun ñoo ngi koy dund ci commune Thiénaba danoo seetlu monsieur le maire saa yu su ëndee ay projets yu baax rek wala mu am ay partenaires rek nit ñi di ngay gis ñi nga xam ne ñoo faree ci opposition bi commencé ñëw jël média yi di wax naan lii di wax ci askan wi naan leen monsieur le maire dafa bëgg a jël seen suuf wala monsieur le maire da leen nax ak yooyu noonu lépp pour des raisons crypto personnelles parce que xam na ni monsieur le maire dafa am foo xamante ni foofu la bëgg a jëmee commune Thiénaba te ñooñu loolu arrangé wu leen suñ gisee monsieur le maire ñëw defar lu baax andi lu baax ñoom ci boppam dañuy xam ne loolu su ko def bu ko monsieur le maire defee même dina baax ci askan wi waaye moom it dina baax ci carrière politique am kon ñoom loolu ci boppam lanu iñaanee monsieur le maire iñaane ko aussi askan wi nga xam ne tey ji moom lañ koy jox que yu baax yi projet yu baax yooyu yëpp ñoom ñu ñëw di ko contre ñun nag en tant que jeune danoo taxaw fermement à ce que ni bépp projet boo xam te ni ñëw nañ ko ñun askan ñun ndaw ñi ñu rafetlu ko ku mu neex nag mën ngaa génn wax lu la neex ku mu neex mën ngaa génn wax lu la neex waaye di wax monsieur le maire que ni bépp projet boo xam te ni andi na ko fa bu ca waxtaanee ñam ca war a waxtaanal waxtaan ceeg ndaw ñi waxtaan ci ak kilifa diine yi waxtaan ceeg ñi nga xam ne ñoo ko seex bu mu ci am lu muy tiit bu mu ci am loo xamante ni moom la ci ragal te xam ni projet yooyu loolu combat yooyu jeunesse bi dina ko porter te jeunesse su Thiénaba ñoom ñëpp ñoo ngi ci derrière ñoo ngi ci ginnaawam di ko jàppale gis naan bu lu baax li nga xamante ni moom lay def ñi ci des nag képp koo am ni am na looy wax na nga ko wax waaye ñun ay ndaw lan te ñoo ngi teg suñu bët ci yu baax yi nga xam ni moom la monsieur le maire def li ci des nag moom dañ koy classé rek ci wàllu opposant lépp lu muy wax rek nan ko classé ni kat ñii dañuy opposé wu mais waxuñu pour defar mais day defar dañuy wax pour opposé wu di wax askan wi aussi ñu yeewu ci loolu parce que ki nga xam ne dafay ñëw bëgg laa xañ sa njariñ kooku wax dëgg yàlla su nee la bëgg na rek da lay nax loolu aussi ñoo ngi ñaan askan wi commune Thiénaba ñu gën cee yeewaat bu baax a baax a baax. alors très bien dan dañuy wax ci wàllu Thiès tey bu ñu ci wàllu Thiès département ak commune bi ci wàllu tey massification wala activité wala animation parce que yéen a ngi jëm élection 2019 tey lan moo doon appel bi. waaw appel bi mooy ñoo ngi woo responsable yi nekk commune Thiès ñu booloo parce que xam ni wax dëgg yàlla président Macky Sall moo aye nekkatuñ ci élection législative
nekkatuñ ci aussi élection locale élection présidentielle la ñu dëgmal kooku ki compté kenn la rek mooy le président de la république képp koo xamante nag taxaw nga pour jàppale ko yaakaar naa ne tey ji heure bi nekkatul que ñuy coow fii wala ku ci nekk di xaaj di tiire jëmale sa boor mais li yoon daal mooy ñun ñëpp nañu booloo responsable yi booloo bu ko defee jeunesse bi mën a ànd ak ñoom liggéey di wax nag Thiès wax dëgg yàlla président dafa am yaakaar bu baax ci département Thiès am na yaakaar bu baax aussi ci biir commune Thiès ndax dañ koo bëgg a gagner parce que li ñu yaakaar mooy opposant bi nga xam ne moo de taille la mun ma ko sax de taille parce que bi nga xam ne moom lañ ñëpp gis parce que ku ne xam na ne moom dafa bëgg média kooku ci boppam gis nañ ni fii la dëkkee kon nag ñun yaakaar naa ne war na noo mën a taxaw jàmmaar la moom ba gañe ko fii nga xam ni fii la dëkkee bu ko defee moom xanaa su jénnee dutul amati lan lay wax te loolu nag bala moo am mooy danoo tàppe xol yi booloo ñun ñëpp liggéeyal ngir président de la république te bañ di liggéey ku ci nekk pour defar sa bopp ku ciy wax waxalal le président de la république léegi nag président de la république li may faral di wax rek moom ci boppam bilan bu défendable la mais boo xoolee responsable yi dañuy wax ci seen bopp ba dañuy mujj suul bilan président de la république te loolu du yoon danoo war a feeñal li nga xam ne moom la président de la république di liggéey ci askan wi pour que askan wi xam ko xam ni élection yi ñu jublu élection yi président de la république élection yi Macky Sall la ñu bàyyi seen këréel yoo xam ne seen këréel personnel këréel interne yépp ñu enterré as de guerre yi booloo bokk ndey bokk bàyyi liggéey pour que président de la république am ndam ci élection yi nga xam ne moom lañ dëgg ma muy élection présidentielle yi. alors très bien émission bi jeex na lan mooy doon sa kàddu yu mujj. sama kàddu gu mujj nag mooy di jaajëfal ñëpp di ko njëkkee étudiants yi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoo ma porté ci coordination bi nga xam ne moo jiite étudiants républicains yi xam ñoo nekk ci département bi. di remercier également commune Thiénaba bi nga xam ni wax dëgg yàlla jàppale nañ ma bu baax a baax a baax kàddu gi nga xam nag moom lay tëjee mooy ñun ndaw ñi dafa am loo xamante ni moo ñu war parce que président de la république bi muy formé parti bi dañu damaa jagleel ndaw ñi parti bu am importance mais damaa soxla ndaw ñi nga xam ni ndaw ñu ambitieux leen ndaw ñoo xamante ni yu dynamique leen ndaw ñoo xamante ni ay fer de lance la ñuy doon ci bépp bataille boo xamante ni seen nation seenum réew da caa sumb boo xoolee la mu tëjee waxam mi mooy ndaw yi ma bëgg mooy ndaw yoo xam dañoo am fulla gëm seen bopp te ñun yaakaar naa ne ci ndaw yooyu lañ bokk ñun waa ndawu département Thiès dañoo am fulla dañoo gëm suñu bopp kon nag dafa am loo xamante ni moom lañu war a wane ci côté boobu aussi ñoo ngi lancé appel di wax autorités yi nga xam ñoo nekk ci département bi ñu gën a jox gëdd ndaw yi nga xamante ni ñoo ngi jàppale président de la république plus particulièrement aussi les étudiants yi dañ leen a léger trop te boo xoolee combat politique boo xamante ni rek am na ci département bi buñ ca dugaloon sunu loxo yaakaar naa ni président du am ndam kon ñoo ngi ñaan autorités yi di ñaan responsable yépp ñu gën a jox étudiants yooyu gëdd di leen di wax di lancer appel aussi ci étudiants yi ni leen fi nu jàpp foofu la nanu continuer te xam ne ñun président de la république moo ñu ñor élection 2019 aussi moo ñu ñor nan fexe ba liggéeyaat ku nekk de wàcc ci sa base nga liggéey fa pour que président de la république am ndam élection 2019 yi nga xam te moom leen demal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm également aussi waa Thiès Info di leen wax ni ñun wax dëgg yàlla yéenay sunu RTS yéenay sunu YouTube yéenay sunu Sénégo yéenay sunu Dakar Actu parce que bu njëkkaan wax dëgg yàlla suñu communication xawoon naa sooxe mais ba ngeen ñëwee ba léegi soxlaatuñu ñuy dem RTS soxlaatuñu ñuy dem Walfadjri soxlaatuñu ñuy dem sax ci télévision yi nga xam ni ñoo ngi leen di dégg ci réew mi waaye à travers Thiès Info loo bëgg a jàllale rek di nga ko jàlle te askan yëpp dinañ jot di rafetlu aussi seen liggéey bu baax a baax ni ngeen jigee askan wi ni ngeen traité information yi ni mu jaaree yoon loolu aussi ñoo ngi leen ci remercier di leen wax ni yàlla na dem ba mu doon média boo xamante ni moom la ñu gën a suivre ci Sénégal wala ci monde entier bi yëpp waaw di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. merci beaucoup kon yàlla nangu ñaan bi donc mbokki xarit ñu doon seetaan rek ci Thiès Info ak Thiès TV émission homme politique ñu doon dalal Ousseynou Ngom nekk responsable bu maire départemental bu Thiès di mouvement élèves et étudiants républicains bu département Thiès di leen jox nag di daje rek ci benn numéro incha allah.